toog foofu quoi sénégalais demoon nañ ba di la gëm quoi waaye nga nekkoon ancien soldat dem ba nekk officier ci réew mi Sénégal gars yi gëm la nga génn fi wax ay wax lu nekk quoi mais da ngay révolutionné ba nee nga sax da ngaa démissionné quoi mais sa démissionné boobu dafa am lu ko waral de nekkul pour réewu Sénégal parce que bu nekkoon pour réewu Sénégal kon yow xool yaa ngi toog Sénégal ci xeex loolu ba léegi quoi mais foo nekk yow ana nga yaa ngi France yaa ngi voyagé France nga toog nekk foofu di dund sa dund yaa ngi dégg xam nañ lépp yow li ngay dund France yëpp xam nañ ko am nañ ay gaayan foofu noonu quoi yu nekk foofu li ngay dund foofu yëpp xam nañ ko parce que yow foog ñu kalaate la quoi parce que yow doo soldat doo vrai soldat yow capitaine Dièye non un soldat ne recule jamais au combat gars yi gëmoon nañ la de bi ngay wax sa wax yooyu noonu naan da ngay démissionné ak yooyu noonu di wax yooyu noonu gars yi def say pub ak yooyu noonu def sa yëpp nii def la publicité gars yi gëmoon nañ la quoi mais kenn déggatu la ci lenn quoi pourquoi dara parce que tëj nañ sa làmmiñ quoi jox nañ la nga téye noppi loola yaa ngi dégg nga tiit ragal kon combat bi nga doon dem yow da ngaa reculer quoi ci combat bi yow doo soldat yow capitaine Dièye yow laay waxal doo soldat doo dara doo tus tu as fui la guerre en plein combat te yow yaakaaroon nag sa genre yi dafa waroon am Sénégal ba koy tàmbali sa genre yi ñëpp dañoo kontaan ne genre yi ñoo war a am Sénégal quoi parce que pour dara ñu ne benn militaire mu ngi défendre armée bi mu ngi défendre nation quoi parce que boo xoolee déjà man li ma bëgg a wax rek mooy ci armée bi quoi armée Sénégal quoi waaw ma bëgg Macky Sall gëstu armée bi quoi foo mu gëstu armée bi gëstu policiers yi gëstu gendarme yi ki yor sa aar gëstu policiers yi ki yor sa aar cim réew ngay président ñi yor sa aar ñooñu da nga leen a war a incorporer defal leen lépp li war si ñoom waruñu namm dara waruñu ko namm loolu la nga defal armée Sénégal Macky Sall yow man armée bi laay waxal man armée bi laay waxal quoi man je parle au nom de l'armée quoi man damay waxal armée bi quoi parce que moi je suis un militaire quoi damay wax ci nom de l'armée quoi lan nga defal armée bi lan nga defal policiers yi boo defaloo leen dara gendarme yi noonu parce que fu ñu taxaw ci tali bi dañuy racket bu ñu ta escroquerie moo am Sénégal boo leen joxoon salaire yu baax da nga leen war a toppatoo yu baax a baax ñëw ñi lay aar yow Macky Sall ci lépp habillement muy salaire tout ce qu'il faut matériel tout da nga tu dois t'occuper de ces gens-là de ces hommes de tenue là da nga ko war a def déjà yow civil yi ñu ngi dingat militaires yi ak gendarme ak policiers yi dañoo xam mënu ñu def de mais gis nga
li ngay def nii ñoom bëgguñu ko te neexu leen mais ils sont obligés de subir la colonisation c'est fini quoi liggéeyal réew mi quoi tàmbalee si ñi lay aar yow ñi lay aar ñi tax nga toog fi ñi lay aar def nga fi élection beneen militaire ak gendarme yi ñëpp dañuy voté te xam nga ne ñoom ñëpp yow la ñuy watal waaye léegi yow doo delloo njukkal militaire yi police yi gendarme yeeg ñooñu douane yeeg ñëpp ni doo leen delloo njukkal yokk seeni salaire yu baax a baax a baax a baax a baax jox leen ay logement gratuite di leen dundal gratuite sax mais si parce que yow tamit kii sacrifier life am policier bi dem si tali bi day sacrifier la militaire bi dem si guerre bi day sacrifier life am frontière yi dem ci frontière bi sacrifier life am mais tamit yow nga tëdd fi nga tëdd yaa ngi tëdd ak say copain ak say xarit yaa ngi dégg ak say soxna ak say yu la neex quoi di béggee naan gars yi daal nañ toog fee ne quoi mais ñooñu dañu yor ay soxna bàyyi leen ay 6 mois 7 mois 1 an 2 ans sax gis naa man ay militaires yu ko def si àll bi yow si gisuñu seen soxna gisuñu seen doom voilà léegi lan nga bëgg toppatool ñooñu léegi bu ma jógee foofu ma ñëw ci yow déjà les invalides ñi nga xamante ne nii dañoo tànk dafa dagg wala dañu fa dofe wala dañu fa jële fi de mémoire wala ñu jële fa loxo bu dagg wala ndigg blessé quoi laay wax quoi en gros yow loolu leen defal dara defaloo leen ko dara benn pension bu ndaw bi nga leen di jox ñu koy barkeeloo loolu da leen doy mais yow ku tànkam dagg wala ku loxoom dagg wala ku dof ci yow da nga ko war a jox kër yow kër nga ko war a jox parce que yaa ngi encaissé ay milliards ñooñu da nga leen war a jox kër loger leen nourrir gratuite ba ñuy dee si mais yow taloo loolu quoi yaa ngi toog yow seen njaboot di bëgge yaa ngi dëgg ak sa famille quoi non dama lay wax dëgg yow Macky Sall te man damay défendre soldats si man li may wax nii soldats si laay défendre quoi si policier muy gendarme muy douanier muy takkader quoi maanaam mais li jën toppatoo leen yow mais da nga leen war a toppatoo bu baax yow ñoom ñu aar sa sécurité yow mais léegi affaire bi fu mu yàpp ci militaire yi mooy officier général bi colonel bi commandant bi capitaine bi sax day cof quoi ñooñu rek ñooy cof quoi ñi ci kaw quoi les officiers supérieurs quoi lan moo tax loolu te ñoom bu guerre bi takkar naa se ñoom ñu ngi toog ci seen PC ñu génn ci PC bi la ñuy tooga yebal soldats yi ak sergent yi ak yooyu ñooy dem adjudant yi ñooy dugg ci terrain bi les sous-officiers la ñooy dugg ci terrain bi ak soldats yi moor yi am yëpp nii soldats yi la capitaine bu dee bala nga ko déggaat kenn xamul kañ la commandant bu dee bala nga ko déggaat mais soldats chaque jour nga dégg ñu dee parce que ñoom ñoo nekk sur le terrain quoi après boo ñëwee def sa benn hommage pare fàtte quoi doo jox sax famille yooyu dërëm doo leen ko jox quoi famille ki dee doo leen jox dërëm nga mën a fay bakkan yow arrête quoi gis nga Sénégal
dëkk yëpp am nañ coup d'état dëkk yi wër Sénégal yëpp am nañ coup d'état yi wër Sénégal yëpp am nañ coup d'état Mali Mauritanie Guinée Conakry Guinée Bissau ba pare dëkk yeneen yi sori Sénégal sax ay Côte d'Ivoire ay yooyu noonu yooyu yëpp Burkina ay yooyu yëpp am na ay coup d'état mais Sénégal mosul am coup d'état pourquoi xam nga lu tax parce que sénégalais dafa ragal dee moo gën a ragal dee ci àddina ñoo ay ivoiriens nii ay guinéens nii ñoom ragaluñu dee de ñoom ils préfèrent mourir être un martyr que de vivre toujours dans l'esclavage ñoom ils préfèrent ça mais Sénégal moom moo nekk dëkk mais nag ça va venir affaire bi day ñëw de gars yi coup d'état day am Sénégal tôt ou tard parce que gars yi bu ñu maaree ci affaire yi non mais dañuy coup d'état parce que ku sonn ba loof yan yi dootu ko mën accepter quoi tu préfères mourir parce que boo loofee ci dee nga jëm léegi tu préfères nga jóg nga rebelle wu quoi attention Macky Sall attention quoi man damay wax ndax soldats si dama bëgg nga toppatoo soldats si loo ci doon def benn double def ci ñeent parce que ñoom il le mérite quoi mënul leen fay quoi ku takk volontaire ñëw takk quartier dem xoolal dem armée wala nga nekk police wala nga nekk gendarmerie toujours sa bakkan mu ngi ci xottu gerte toujours yéen moom yéen du ngeen ko yëg moom yéen ministre yi yéen président ministre député yooyu nu ngeen ko yëg parce que ñoo leen di garder te ku leen nar laal ñoom ñooy njëkk intervenir kon léegi yéen ñooñu du ngeen leen jox seen wàccuwaay jox leen seen liñ ce qu'il mérite mais jox leen li ñu mérité ba mu mat sëkk tey gis soldat bu feebar nekk hôpital principal mais kenn du ko lijjanti quoi ba mu dee quoi ba mu dee après ñu ñëw def levée du corps naan ay dañuy mbiib ak yooyu noonu mais bu soldat yëpp dee fu ngeen jëm yéen fu ngeen jëm mais non mais arrêtez soldat tànkam dagg nekk principal amul pousse-pousse sax bu ko waaw bu mën a am nii quoi pousse-pousse nii mais te état di dugal ay milliards ci di wax ak a dajale di naan boy encaisser ay milliards naan voilà combat mais attends milliards yooyu noonu léegi dañ koy séddoo quoi léegi bàyyi ñi leen di aar yéen dañ koy séddoo bàyyi ñi leen di aar quoi ma ne yokkal salaire u policier muy gendarme muy militaire muy douanier yokkal seen sa ñooy mënoo leen a fay soo ko defoon tey ji corruption bi am ni ci policiers yi noonu taxaw tali bi di laaj xaalis dootul am parce que ils sont bien logés bien nourris dañuy liggéey seen liggéey teg ko ci yoon yow tamit nga xam sa bopp nga xam sa bopp yow yeneen domaines yi nga xool ko tamit noo ci lijjantee noo leen gérer ku nekk gis ci sa bopp quoi parce que ñun ñëpp ay Sénégal lañ quoi ñun gars yi ñoo la fi teg quoi encore man du ma activiste du ma dara mais man damay expliquer quoi li nga xamante ni man dama ko dund gis ko quoi parce que man je suis un militaire quoi 4 def naa ñeenti at ci quartier gi ci armée quoi Sénégal xam naa lu may wax quoi ba kañ ñaata at boobu ba léegi ba kañ capitaine Dieye boobu mooy wax mu naan ay
muñ wax fii ay wax naan ay kii ak yoon dafa démissionné ak yoon man yow laa gën a jéppi yow capitaine Dieye dama la jéppi billahi wallahi dama lay jéppi parce que yow doo góor quoi moo tax ndar-ndar rek nga mën a nekk quoi maa ngi jégalu nag j'ai rien contre les ndar-ndar quoi mais liñ cay wax rek yow doo dara capitaine Dieye li nga wax yépp ba ñëpp xaw la gëm xaw sax gëm parce que waxu sénégalais moom gëmal genn wàll gi quoi ba gis jëf jë waxu sénégalais gëmal genn wàll gi tuuti rek sax ba waaw bul gëm sax genn wàll gi bu la waxee bul gëm wax nga fi ñu nekk def fi ay publicité def fi publier say kii yoonu na capitaine Dieye jàmbaar doo dara doo tuusan defe yaa nga da ngay wor te pourtant boo yëngaloon gars yi nañ ñëw si ginnaaw quoi mais dee nañ la ber la si ruq wax ak yow nga lem sa genn quoi ñaataat kenn déggu la ñaataat te ñimeetoo génn sax wax ci réseaux sociaux yi ñimeetoo ko quoi waaye yow mais sëñ bi yow sonal waa yow tappet nga doo dara tu es un poltron doo dara ñun xam nga ñan lañ gëm ay lieutenant-colonel Abbas Fall ñun kooku la ñu gëm ñooñu ñooy les vrais combattants waaw ñooñu c'est les vrais bëggumoon tudd tur sax mais ñooñu ñooy les vrais combattants ñooñu la ñu liggéeyal ñun dañoo liggéey ak ñooñu ci lu yàgg waaye ñooñu c'est des vrais combattants c'est des chefs de guerre quoi mais yow di nga doon xeex danga mujj reculer ginnaaw mu ngi mel ni guerre bi taxaw ni rek nga daw ba si biir rek après nga dëpp reculer wala nga porter malade wala nga def leneen quoi loolu nga def on recule jamais devant le combat devant la guerre on recule jamais même si le recul est un acte d'un combattant mais il faut résister voilà li nga def dafa ñaaw yow laay wax yow capitaine Dieye xam nga foo nekk yaa ngi France toog di bëggee di toog ak jaam ñeeg yooyu noonu yaakaar ne xamuñu lépp xam nañ lépp te yaakaaruñ coow si combat mais il fallait ma wax la lii quoi il fallait ma wax la lii yow en tant que militaire un officier de l'armée sénégalaise fi dof loolu defee cottu ndeyam du ngeen ko bla 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 rek ñun tous man moom li ma bëggoon wax loolu la quoi jeex na quoi pare naa ci quoi